waaw gars yi ñu ngi ziyaare bu baax a baax j'espère que yéen a ngi may dégg bu baax j'espère que yéen a ngi dégg voilà dañ leen bëgg a may benn 2 minutes rek ngeen dugg si ak jàmm ñu waxtaan tuuti rek du gudd nag voilà ziar Jean Niass waa Jean maa ngi lay ziyaare bu baax mën a ziyaare bu baax a baax a baax a baax ol dia chap ol dia salaam Diop Ndong Diop Ngone Diop ñu ngi ziyaare voilà Mamadou Diop ñu ngi ziyaare bonsoir grand ziar bu baax gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax dama xaw a takk ay écouteurs nag parce que day taw donc damay jéem a wax ci écouteurs yi pour wax ji gën a leer voilà mu ne on entend c'est très bien voilà parce que day taw il pleut là où je suis donc damay jéem a wax ci écouteurs yi pour ngeen dégg ñu bu baax rek incha allah pour waxtaan bi mën a leer ñu teg ko ci yar ak teggin na tey waxtaan bi comme niñ ko bëgg a tàmbalee mooy li ñuy wax toujours nee nañu taal bu yàlla taal sànni sa mat moo gën a wóor parce que li tax ñuy wax loolu dafa am raison voilà gis nañ fi nag comme niñ koy waxee toujours dañ ciy dellu rek ak yar ak teggin ay doomu aadama yoo xam ne rek nee nañu dañoo fas yéene à tout prix gis benn taal bu yàlla taal ñu ne dañ koy fay par force juge bi ci doon dox génn àddina procureur bi ci doon dox ñàkk liggéeyam amaana ñàkkaale ci xelam opposant politicien bi ci doon dox mu mujjee nekk mburu ak soow mu xejam maanaam amatul benn njariñ léegi ñan ñoo ci des mooy ces mercenaires du micro et de la plume keneen ki moom pittax bu ndaw bi nekk fii ci Europe gis nañ ko kooku torox na moom amatul benn njariñ ci Sénégal gis nañu aussi ay doomu aadama yu taxaw pittax bi moom léegi nee na mi ngi jaay xaw ma benn application bu 2 euros kenn jëndatul application léegi ci àdduna bi ñëpp mën nañoo déglu information gratuitement ñëpp mën nañoo seetaan télé gratuit ma leen di ne bu kenn jënd application bu benn doomu aadama dugal sa benn dërëm ci application pour di ci indi ay yaataa yombeeki caaxaan parce que ñun loolu taxuñoo jóg bu kenn jël dërëm boo leen am war koo dugal ci application man ngeen koo dimbalee nit ñi Sénégal donc ñun nañu continuer li nga xam ne moom mooy combat bu digne bi di xeexal Sénégal ak ñoo changé dara ci suñu réew voilà maa ngi jéggalu de gars yi maa ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi jéggalu voilà ndax yéen ak may dégg ba léegi voilà donc fan yii dañu gis loo xam ne mi ngi dox et c'est extraordinaire bett ñu ñun xëy na ñu bari ci yéen am ngeen mbetteel mais ñu bari ci ñun amuñu ci mbetteel parce que ñun xamoon nañu loolu maanaam amaana man naa ne gisoon nañ ko muy raam xamuñu woon kañ lay yegg si waaye gisoon nañ ko muy raam boo leen gisee li xew nii tey diggante El Hadj Ndiaye bu Macky ak Youssou Ndour bu Macky gis ngeen li xew parce que Youssou daanaka keroog ba mu demee ci tournée ba mu demee ci tournée Macky boobu ba wëndeelu loo ko fa ba fëccloo ko fa wëndeelu ba àdduna bi yëpp jàkkaarloo ak moom ak ay fenam ak ay tappaleem gëj naa waxtaanal Macky gëj naa ànd ak Macky nag voyage am na ku ne la son est faible xaw ma ndax voilà xaaral ma yokk voilà ndax yéen a ngi dégg bu fekkee yéen a ngi dégg rek ndax yéen a ngi dégg voilà boo leen may dégg rek the sound is not clear what about now is the sound good non warul am benn écho bu fekkee yéen a ngi may dégg mu leer naññ mu baax bu fekkee déggu leen donc ma dindi écouteurs yi ñu jéem koo def loolu rek ak taw bi voilà def rek direct comme ni ñuy def toujours voilà ndax yéen a ngi may dégg léegi voilà léegi bu baaxee rek wax leen ma comme ça ñu continuer taw bi moo taxoon
taw bi moo taxoon ñu bëgg voilà bu fekkee yéen a ngi dégg rek bu baax ñu continuer si c'est bien voilà donc c'est bon ngeen jéggal bruit bu ndaw boobu ngeen di dégg nag taw bi la loolu noonu mënuñ ci dara parce que maam yàlla moom asamaanam moom tawam loolu moom mënuñ ci lu bari mais ñu ñëwaat ci waxtaan bi nga xam ne moom laa leen doon waxtaanal léegi donc dañu toll ci société boo xam ne tey boo xoolee TFM lépp luy ñaawteef ci doomu Sénégal lépp luy ñaawteef ci doomu réew ñi nga xam ne par exemple dañoo am mérite ci Sénégal TFM moo koy njëkk dawal su paree ñoom ñu def ci revue de presse bu ñu paree jox ko Ndoye Bane moom it mu defaat ci beneen émission pourtant de bu ñu nee diggante démb ak léegi am na lu bari loo xam ne xew na fi ci Sénégal te mënoon nañ ko waxtaane te wax dëgg yàlla bu dee télé comme ni ko Youssou Ndour waxee woon télé Futur Média Youssou Ndour daf ñu ne woon day lijjanti télé boo xam ne da koy indi pour mu doon la voix des sans voix waaye télé bi lim ci njëkk a def mooy jéem a fay télé Sidi Lamine bi maanaam Sidi Lamine Niass télé Sidi Lamine Niass bi la ñu jéem a njëkk jënd Sidi Lamine bañ dellu ginnaaw mu dellu dem 2S sàcc lépp loo xam ne dafa doon employé bu baax bu mën a dimbali télé 2S Youssou Ndour sàcc na ko manipuler na ko yóbbu ko TFM ñu créé fa nag la nga xam ne ñoom dañ ko tudde jàkkaarloo te ñun ñu tuddee ko tas réew parce que lépp lu ñuy waxtaanee ci biir Sénégal te bëgg pour sénégalais yi njariñu ci ñoom duñ ci wax lépp luy taal réew mi wala di yàq réew mi ñooñu ci loolu rek la ñuy dox suba ba guddi jot nag suba ba ngoon jot ñoom benn doxin rek la ñu am maanaam dox ci ay ñaawteef dox ci ay délai ay affaire u saay-saay dox ci ay wax yu ñaaw temps yi passé sax nag nee nañu yaayoo le grand mercenaire Cheikh Yérim Seck léegi sax dafa def place parce que moom moo remplacé mbaam xuux on dirait parce que léegi gisatoo mbaam xuux léegi lu ñuy gis lu bari foofu waaye il faut que doomu aadama yi xam ne dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj dëgg mooy njëkk mooy mujj dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj parce que doomu aadama yu bari yu nekk ci biir Sénégal tey xam nañu li xew da ngeen doon xaar pour ñu tëj nit kaso tëj nañ leen kaso yéen Cheikh Yérim mi ko doon xaar ana doomam mi ngi ci biir kaso bi TFM mi doon wax bis bu ne di xaar pour ñu tëj jàmbaaru yàlla boobu yéen a ngi ci biir kaso bi yéen a néeg la de borom képp nag moo ciy fanaan seen yéene gu ñaaw yéen dong ci seen kaw bopp lay teere parce que li ngeen yaakaar ne moom mooy delloo sénégalais yi ginnaaw di leen delloo ginnaaw parce que seen manipulation ak information yi baaxul yi ngeen di jël di ko diffuser ci biir Sénégal di féewale sénégalais yi di taskaru jaambur yi di naafeq di yàq dëkk bi di yàq suñu doom yi Petit Gallé rek boo leen xoolee catastrophe bi mu indi Sénégal Petit Gallé kese xool leen ban catastrophe ngeen ñu rapporteel Sénégal wax leen ñu ban yoon ngeen gis Youssou Ndour liggéey ba Sénégal am fa njariñ wax leen ñu ko amul benn doomu aadama bu mën a taxaw seede tey ci Sénégal ne Youssou Ndour lu baax la si ñun man na way nag lool ndax ñun ñëpp ñoo fexe Youssou Ndour taal boobu yàlla taaloon muy musicien ñun ñëpp ñoo cotiser ci prospère am on a cotisé pour que Youssou Ndour soit prospère ñu jënd ay kasetam jënd ay siideem bu woyee ñu may ko xaalis bu tëggee ñu jënd ay billet seetaani ko di voyager sax ay voyage am ci ñun sax yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy defal ay teranga yu jaggi dayoo donc nous on n'a rien contre la personne de Youssou Ndour mais on a quelque chose contre le concept du TFM il faut ngeen comprendre ne yéene néeg la de borom rek a ciy fanaan li ngeen ñu yéene woon ñun sénégalais yéen a ngi ci biiram tey li ngeen xam ne moom ngeen yéene woon sénégalais
yéen naka ngeen di sàccee signal depuis 2007 Youssou Ndour a ngi sàcc signal Sénégal dama wax ak sama am naa benn audio boo xam ne problème bi ma am mooy audio bi ci biir téléphone bii may live la nekk mais dama ko bëggoon teg benn doomu aadama boo xam ne day liggéey ci dafa doon liggéey ci direction générale des impôts mu ne bis bu mu toogee dafa doon def stage mu ne bis bi mu toogee ba gis li nga xam ne moom mooy facture impôt wu Youssou Ndour non gisul facture impôt bi mais dafa dem ba maanaam li gouvernement bi di def noonu di jéem a xool say compte bancaire pour niñ koy bloquer pour ay impôt loolu day wane ne booba temps nee na Youssou Ndour li mu am ci boru impôt kenn xamul nu mu toll loolu temps Ablaye Wade la woon léegi nga ñëw teg ci presque juróom-ñeenti atu Macky Sall Youssou Ndour li mu ameel Sénégal ci impôt lu mu tuuti bu ko fayoon mën nañ cee am 10 écoles yu moderne mi ngi wër dëkk bi nag nee na moom milliardaire la dafa tekki famille am dañu tekki ñoom ñoo moom dëkk bi ñoom ñoo defar dëkk bi te wallahi al azim Youssou Ndour lim ñu yoreel ci impôt bu ñu ko fayoon ñu am fukki école yu moderne mën naa ci sax amaanaa dolli quelques hôpitaux ngeen yaakaar ne loolu mën naa jëmale réew kanam yéenewuñ ko lu bon man yéenewuñu ko lu bon ndax anyway li ko dal nii Macky Sall dina teg concam ci dossier bi Macky Sall daf koy fàttaliwaat ne moom moo fi nekk moom mooy jimboori moom mooy buur bi mooy buur di bummi mooy buum di bummi mi ngi fi moom day fàttali Youssou Ndour rek daf koy fàttali ce que Macky Sall est en train de faire c'est de rappeler Youssou Ndour que gisuma la Fouta tu n'es pas venu me chanter xam nga jaam bu ñu goreel ndeysaan day bëgg ku ko tàggal ay maamam yéen xam ngeen yéen ñi xam cosaan xam ngeen li ma wax li mu teg Fouta dañuy bañ loolu Fouta seen maam yi ñoo leen ne nañu goreel jaam yi yépp te ñu bàyyi waxu jaam bëggatuñu koo dégg Macky Sall il faut mu comprendre ne que ces Sénégalais on est plus que déterminés fichier électoral bi mu génnee nii doomu aadama yi teg ci bët déglu ngeen kàddu yi dinañ ci indi ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci boo ci demee élection téeméeri yoon ak Macky Sall doo gañe benn yoon duñ ci wax de déedéet dañuy indi ay diversion ay Youssou Ndour sàcc na signalu El Hadj depuis 2007 Youssou Ndour mi ngi sàcc signalu 2S te li ci gën a grave yemul ci sàcc signal bi bu 2S amee ay émission yu amaanaa invité ay nit yu amaanaa day saboter signalu 2S pour 2S kenn bu mu leen seetaan pour ñëpp di ñëw maanaam amaanaam mafia bu mag a mag la ñuy organiser fële ci TFM di ko dawal ci biir Sénégal xam ngeen ne borom Seydina Ousmane Ibnu Affan xam ngeen ne Ousmane Sonko de ku koy gaaw a suuxal ku koy suuxal juddoogul du ma ne amul nag parce que yàlla ku mu sàkk ci àdduna bi sàkk na ku koy suuxal waaye ki koy suuxal juddoogul wala amaana naa ne ka koy jur sax juddoogul boo leen yaakaaree ne seen waxu caaxaan yi ak seen télé caaxaan yi ngeen di daanelee doomu aadama ci Sénégal ngeen xam ne kenn dootul daan ñun xam nañu leen on vous connaît RFM sax léegi nekk na rajo naafiq mais c'est extraordinaire RFM sax dama ko daan seetaan am journaliste bu ma fa nawoon boo xam ne dama ko fa nawoon waaye léegi nekk na rajo naafiq yéen daal lépp luy taal dëkk bi ak di suuxal ki ñëpp bëgg ak bëgga taal bi yàlla taal sama waa ji am na lu mu toujours waxtaan yu naay si ñu doon wax njugub mag bu jaaxaan ne day saw yàlla sa bopp ngay saw ba tooy kat mag bu jaaxaan ne moom day saw yàlla boppam lay saw ba tooy kat moo leen dal TFM te gisagu leen dara te lii du TFM kese ah c'est un avertissement que je vous donne
nañu continuer du ay nit ñàkk nañu gën yéen ngeen yaakaar ne jullit yàlla bu set bu sell buy jàng alxuraan di julli di ñaan yàlla di woor di ñaan yàlla pour ñëpp ñoo xam ne ñu ngi koy def lu ñaaw na leen atteeg moom ngeen yaakaar ne yéen man ngeen daan ko koo xam ne moom ci yàlla rek la yaakaar yàlla rek la yaakaarul ci benn doomu aadama moom léppam ci yàlla la ko teg ak yonentam bu tedd bi benn doomu aadama ngeen bëgg koo faagaagal ci ay fen ngeen dajale seeni machine yépp yàlla dafa namm changer Sénégal billahi lazim billahi wallahi lazim yàlla dafa namm changer Sénégal te yàlla bu nammee changer Sénégal yéen munu leen ci saala yaay ndeer munu leen ci dara noppalu leen taal bu yàlla taal sànni ci say matt moo gën billahi fen yi ngeen fi fen ak yàq bi ngeen fi yàq lépp mi ngi dal seen kaw ana juge Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm tey laay toog di seetaan benn poste Bour Guédé mu ne Abdoul Mbaye moo ñuy dem représenter xawma ci lan man xam nga dafa am nag peut-être man loo xam ne man léegi dama cee nu ñuy wax retire mooy retire mooy lan mooy démission non retire mooy retraité ci Sénégal mooy man saa yu ma déggatee ñu ne Macky yónnee na wala Macky def na wala ñu ngi am ndaje bi Macky yónnee na wala Macky ngi présent dafay mel ni man dara xewul yàlla moo namm pour changer Sénégal ndoppalu leen mercenaires yi duñ ci man dara xool leen suñu télé yi ci poche yi buñ leen taalee fii ak fukki minute ñaari junniy nit toog di ñu seetaan ñaari junniy nit boo toogee ñu ne la Sénégal waaw Youssou Ndour il a employé des Sénégalais voilà Youssou Ndour vraiment c'est un milliardaire vraiment il a employé quoi Youssou Ndour il vous vole l'argent Youssou Ndour li mu leen di sàcc moo ëpp li mu leen di jariñ Youssou Ndour li muy sàcc ci Sénégalais Youssou Ndour dis-toi que bu doon tey salaire salaire brut TFM dinaa leen wax dara dis-toi que salaire brut tey TFM bu nekkoon 1 milliard de francs CFA mooy maanaam li muy fay doomu aadama yi ci at bi yëpp xaaju ko man xam naa Youssou Ndour salaire brutu TFM bu baree ba bare TFM dépense am annuel bu baree dis-toi que c'est les environs de 500 millions de francs CFA li muy dugal dis-toi que liy dugg TFM ci xaalisu tàppale ak xaalisu sàcc yi Macky Sall di dajale di leen ko jox dis-toi que environ 1,5 milliard de francs CFA waaye seen masse salaire ak seeni dépenses yëpp tombé ci 500 millions Youssou Ndour war ci dund ci 500 millions dund bu neex ànd ci ak ay doomam def lépp fay 0 impôt gis nga TFM bu doon fay impôt bi nga xam ne moom moo ko war te ñu koy jël rek di ko jébbal doomu sénégalais yi di leen ko jox rek au moins dina toll ci benn 1 milliard par année TFM bu doon fay ay impôts yu normal dis-toi que Macky Sall Youssou Ndour li mu ameel Sénégal ci impôt temps Ablaye Wade nga ñëw dolli ci Macky Sall bi buñ ko dajale yëpp ëpp na 20 milliards Youssou Ndour tey guddi yi ñu toll yorul benn 20 milliards bu mu teg liquide bu mu mën a fay parce que dundu yaataa yombe lay dund bu neex lay dund temps yële gisu leen ko fi ba mu génnee ba mu fi defee ay panneaux solaires xaw ma këram mu ne Aïda et moi on mis des panneaux solaires chez moi ma bind ko ma ne ko yow yaay gàcce ci Sénégal naka la nit koo xam ne yow da nga war a représenter Sénégal di sàcce ay impôts wu Sénégal ci lu tolloo nag presque ay 20 milliards Youssou Ndour képp ku ko xam c'est le seul milliardaire non pas le seul c'est le milliardaire au Sénégal qui ne paye pas d'impôt moom du fay il ne paye pas d'impôt te jaral na ko nag mu ànd ceeg Macky même bu doon da koy fen ne ko sa maam buur la ci ay woyam xam nga ñun ñëpp xam nañ ne Macky amul maamu buur Macky du buur on le connaît
am na ko bind 60 milliards mais je ne doute pas si Khalifa je ne doute pas du ma ko douter mais dama duloon bugguma woon exagérer chiffre bi rek mais dutewuma ko taal bu yàlla taal sëñ bi sànni ci say matt gën a wóor contre président Ousmane Sonko wóorul de Seydina Ousmane mu sell mi jarta contre de parce que defu leen dara mais méchanceté gratuite bi nekk Sénégal moo war a jeex Ousmane Sonko mi ngeen soxore c'est pourquoi ngeen war a mën a taal télé suba ba guddi jot soxore benn doomu aadama benn nit suba ba guddi jot mais xoolal fi ngeen mujje regardez-vous non xaalisu malaria dóor na ko Youssou Ndour xaalisu malaria boobu Assane Diouf doon wax ñun ñëpp dañ ko xam mais il l'a bouffé Youssou Ndour ñëw na fi ci Amérique créé fi non-profit gouvernement américain sax jox na Youssou Ndour xaalis bu takku pour mu dimbali ci Sénégal ci ay malaria mu dóor Youssou Ndour United Color of Benetton defal nañ ko fi ndaje bu mag mooy li ñuy tuddee fundraiser mu dajale xaalis boobu mu dóor te dolli ci du fay impôt yooyu naka nga mën a yaakaare ne yow mën ngaa dox ci kaw bopp xelu sénégalais yi at yi yëpp yàlla bàyyi la ci xam nañ ne monsieur le Macky dina ci teg concam di nga doon jaamu Macky Sall ba keroog bu ñu dalee sa kaw ah Pape Djibril c'est un jeune ñu ne Pape Djibril moo war a jël yoonu boppam c'est un jeune et il est très intelligent et très cohérent donc defe naa ne nañu waxtaan nañ ko yee rek je pense que sénégalais yi bu ñuy waxtaan ak moom lu bari moom dina ko gis mais mun ngeen gëm ne tey Sénégal ak li fa xew yëpp kenn déggul kaddu bu jóge TFM mais c'est extraordinaire CNN sax bu ñu jàppoon seen patron muy manipuler wala muy sàcc wala muy fen dañ koy wax bu ñu jàppoon keneen maanaam boo demee fax même chose bu ñu jàppee ay journalistes yuy def ay yëfu raciste wala ñuy sàcc ñëpp dañ koy wax TFM ñu tëj seen patron te kenn yeyu ci yàbbi ci yéen ngeen bëgg sénégalais yi gëm ne yéen télé ngeen boo xam ne njëriñu askan bi moo leen fi bàyyi mais c'est pas possible mais loolu mënta nekk non il faut ngeen génnee dëgg bi wax ko mais yéen xanaa yéen tas xibaar indeetu leen ci réew mi yéen ay taskatu xibaar yu mag a mag yi nga xam ne yéen a nekk Sénégal doomu sénégalais yëpp ñu ngi xaar Youssou Ndour pour mu yëy yàbbi ci lii waaye je vais vous garantir Youssou Ndour yëgul dara nee na yëgul dara moom lii dafa indi rakkam bi pour am mu ñëw Amérique mu jàngal ko mu doon un technicien mu dem gérer télé mais moom Youssou Ndour xamul li je vous jure que avec des preuves man xam naa Youssou Ndour dara du xew TFM loo xam ne yëgul amul dara nag loo xam ne day dox TFM boo xam ne Youssou Ndour yëgul amul dara lu fay xew lu Youssou Ndour yëgul c'est ça la réalité loolu mooy dëgg amul dara lu xew loo xam ne Youssou Ndour yëgul bu ñuy nag wax ci dëkk bi yépp mënuñoo bañ a wax ci Youssou Ndour ak TFM lan moo xew TFM Youssou Ndour accusation yu mag yii naka nga mënee depuis 2017 ngeen di utiliser satellite sans fay ngeen sàcc courant Sénégal bu ndaw bii nga xam ne dañ ci yaakaar ngeen sàcc ko ba Senelec jàpp leen dara fekku leen ci main dans le sac on vous a attrapé la main dans le sac kenn waxu ci lenn rek moo la ko yóbbee nag mooy la nga toppul Macky Sall Fuuta woyal ko ay maamam loolu rek moo tax lenn rek tax mooy ànduloo ak Macky Sall
pour woy ko woy mburu aussi nga woyal ko ay maamam léegi da nga xaw a teggi sa tànk si accélérateur bi tuuti ah dana la jàpp de Macky de fi mu toll nii dafa xiif nguur de jaam bu ñu goreel boo ko joxee nguur day indi problème jaam bu ñu goreel boo ko joxee nguur day indi problème parce qu'il faut savoir que Macky est perdu dans son propre corps Macky dafa réer ci biir yaramu boppam ngeen yaakaar ne seen télé yii ngeen jël tàkk ko def ko buum bu dëgër ngeen ne askan bi ngeen ciy xeex fu mu mujje fan la mujje sénégalais yi ñun ñu ngi fi de non mais vrai c'est vrai Salimata loolu la ñuy wax ni fréquence su 2S la doon sàcc fréquence su 2S la sàcc pour ay année nag loolu mooy dëgg ay année nga jàpp ay fréquence di ko sàcc di yàq réew mi ngeen jël alalu réew mi di ko paccoo ngeen jël lu nekk ngeen koy teg ay doomu aadama yu set wicc yoo xam ne seeni yaay dañ leen jur ci sunna ci farata yàlla ak sunna si yonent bi yoo xam ne dañoo bëgg yàlla di jàng alquran nag di ñaan yàlla yéen ngeen leen di toroxal ñoom ñu leen di ñaanal yàlla ngeen leen di toroxal ñu leen di ñaanal yàlla ngeen leen di toroxal ñu leen di ñaanal yàlla yàlla dafay atte te atte yàlla rek moo wóor atte yàlla rek moo wóor laaj leen juge Samba Sall buum mi ku ko neex tëj ku ko neex ubbi génnee ana juge Samba Sall jànnooy ji na ak boroomam kooku rek mooy juge bi wóor le juge de tous les juges ngeen yaakaar ne yéen man ngeen tax ba doomu sénégalais yi ñun gëm-gëm gi nekk ci ñun gëm-gëm gi ñu yàlla def ci ñun gëm-gëm gi ñu yàlla may yéen man ngeen tax ba loolu wàññeeku tarfatal ay ni déedéet tey maa ngi waxtaan ak sama benn naataango journaliste mu may laaj question mu ne ma mais Ousmane yaakaar ngeen ndax lii Ousmane Sonko di wax du ko yàqal lu mu koy yàqal wax dëgg bu la yàqalee mais yàqule nga fu baax yal na ma yàlla man de bu may yàqule yal naa yàqule ci dëgg bëgguma yàqule ci fen diw dafa doon sàcc ñu rey ko bëgguma koo dégg diw dafa doon xeexal réewam ñu faat ko alhamdulillahi rabbil alamin je préfère mourir martyr que mourir esclave te loolu laa gis ci Ousmane Sonko nitu dëgg la Ousmane Sonko nitu yàlla la dinaa ko continuer wax raxuma daray géwél awma géwél ci sama famille maa tey wax ko ku mu neex nga dégg ku mu neexul nga matt sa bakkan je m'en fous moi je respecte ce jeune homme je respecte ses paroles lépp lu ma Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko bu ma newoon yéegal ci poto lampe bi nga langaamu doo wodd dinaa yéeg langaamu du ma parce que dinaa wóolu kàddoom ne du ma wodd waaye yéen ñii yéen a doon atte yéen ay wax katu dëgg yi yéen ay taskatu xibaaru Sénégal yi yéen léegi ay sàcc fréquence ak sàcc électricité te benn doomu aadama ci yéen na génnul wax ko xam nga man dinaa leen doon respecté dara boo leen defee seen ñaawteef ba pare njëkk a génn nag ngeen génn ne vraiment on a volé les fréquences de 2S pendant des années et on a volé le courant des Sénégalais wallahi azim dama leen di respect parce que au moins wax ngeen dëgg mais da ngeen bëgg bàkkaar ñaari yoon sàcc fentek ku sàcc bu ko waxee ci kanamu yàlla xëy na yàlla jéggal ko loolu sa diggante seen diggante la ak yàlla mais vous volez vous faites vos manigances et vous mentez yéen loolu ngeen di def télé mensonge ak manipulation yéen loolu ngeen am jàpp doomu jàmbur jàpp deram di ko yàq di ko fenal di ko sosal di sos ngeen yaakaar ne yàlla dafa nelaw yàlla jéem door jamais yàlla du masa nelaw yàlla du nelaw 24 heures sur 24 7 jours dans la semaine lu doomu aadama def ci ñaawteef bu tolloog
wa man yaamal misqaala zarratin xayran yara doomu aadama bu defee ñaawteef lu mu mën a ndaw di nga ko gis boo defee lu baax aussi lu ndaw di nga ko gis mënu leen dëkk ci ay ñaawteef di def nit ñi ay ñaawteef di fenal doomu aadama yi di yàq deru doomu aadama yi di yàq xelu sénégalais yàqu leen xelu sénégalais seen xelu bopp ngeen di yàq sénégalais yi sinon dans un pays normal kuy jël Ndoye Bane sax di ko teg ci ab télé ne ko demal nga waxal dans un monde normal kan mooy jël ku mel ni Ndoye Bane nga ne ko demal nga toog ci télé nga waxal Cheikh Yérim Seck c'est un mercenaire agrégé en plume c'est pas un mercenaire simple mercenaire la bu agrégé mooy moom ñaawteef gi daf ci am diplôme boo leen toogee xool affaire Tilo Oil bi déglu leen dem leen ngeen déglu interview yi moom Ousmane Sonko ba mu bindee livre sax mu ñëw di ko laaji question ay question dégg naa sikkim bi wala salafis mandargaam yi la ko doon compter parce que pour moom lii naa fekk la doomu aadama buy julli ba am tâche moom yow ni reykatu nit nga yow baaxoo yow salafiste nga tu es un terroriste ñun ay terroriste lañu terroriste yu naan ataaya di lakk yàpp di nekk ci jàmm ñun nous on est des terroristes xamu leen sax le mot terroriste vous ne savez même pas la signification du mot terroriste c'est quelqu'un qui utilise la terreur kooku mooy terroriste te ñun duñu utiliser terreur nous on conscientise ñun tey boo ñu bëggoon jox ay tur ñun tey dañuy conscientiser ay doomu aadama dañ leen di yee ñun ay yeekatu doomu aadama lañ duñu sax ay taskatu xibaar ndax tey xibaar mën naa am bu ñu xibaar bi intéressé wul bu dimbaliwul doomu aadama yi duñ ko wax parce que moo tax fan yëpp déggu leen ma ci affaire multicolore affaire diw góor jigéen laak diw jàpp na sac diw sol na t-shirt du ma wax ci yu mel noonu du ay débat yoo xam ne pour man mën naa changer lu bari ci Sénégal ça ne veut pas dire que ñi koy wax nag respecté wu ma leen je les respecte parce que doomu aadama bu nekk war ngaa mën a am loo xam ne loolu moo la intéressé nga koy waxtaanee sa réew man de li ma intéressé ci sama réew wallahi al azim mooy xeex luy fen ma dindi teg na la luy dëgg nag ma indi ko doomu sénégalais yee teg ci bët bi affaire Ousmane Sonko bi tàmbalee ba léegi ku ci laal toroxte nga ci jële gàcce prison wala dee toog leen ngeen seet dafa tàmbali rek vous n'avez rien vu pour le moment lii dafa tàmbali rek vous allez voir la finition man bu ma déggee ay doomu aadama di wax Macky di wax ay fichier électoral di wax Macky di wax ay troisième mandat ma ne leen xanaa yéen xamu leen luy yàlla Macky Sall du fekkee 2024 ci nguur waxuma leen deem ak dundam loolu yàllaa ko xam mais Macky Sall ne finira pas ce mandat ku toog fii di yox-yoxi ku toog fii di ko xalaataat xamuloo lu géej gi riir Macky Sall il ne finira pas ce mandat Macky Sall fi muy dem ak sénégalais foofu du sax ñax toog leen ngeen seetaan xam nga àdduna bi moom mbir yi yëpp léegi dafa leer mbir yi yëpp léegi dafa leer parce que ñun dañu nekk ci benn monde boo xam ne comme ni ma leen ko waxee rek yàlla moo namm changer Sénégal képp ku taxaw ci yoon bi dina la faat wala nga ñàkk sa xel wala nga ñàkk sa wér-gu-yaram yàlla moom daal namm na pour changer Sénégal te dara du ko arrêté ndax moom dund moom dee ku mu neex mooy dund ku mu neex mooy dee ku mu neex mooy tekki ku mu neexul doo tekki loolu mooy dëgg toog leen rek ngeen seetaan continuer leen nag toog ngeen seetaan xool leen tàmbali bi fi ñu ko tàmbalee bi ñu dalee njuuj njaaj ba léegi bi ñu dalee seen njuuj njaaj bii ba léegi ngeen ciy teg bët ana El Hadj Diouf man du ma ko wooyee maître El Hadj Diouf parce que c'est un corrompu c'est El Hadj Diouf amul këyitu avocat yu leer yoo xam ne jaar na ci yoon yoo xam ne mën na koo yor ba léegi mu war a mën a dox c'est pas amu ko
donc ñun bu ñu tolloo ci jamono ju mel noonu ay doomu aadama yu mel ni TFM war a ñëw indil ñu ay xibaar yoo xam ne doomu aadama yi dañ ciy njariñu ñu ne doomu aadama yi léegi li ñuy def mooy dañuy ñëw ñu indil leen ay xibaar yu dul dëgg ci benn doomu sénégalais bu sell ñu yàq ko yéen fan ngeen defee ne foofu la yàlla nekk mais yàlla yu mel noonu rek la bañ yàlla bëggul injustice ki gën a bañ injustice ci àddina mooy yàlla te le juge le plus fort mooy yàlla ngeen yaakaar ne yéen man ngeen nasaxal li nga xam ne moom moo nekk ci xelu doomu aadama yi boo leen ñëwee ngeen fen doomu aadama yi 10 ans ñun bu ñu ñëwee dans 6 mois ñu leeralaat seen xel yi te sénégalais yi léegi ñëpp seen xel yaa ngi tàkk fi mu toll nii ah li sama waa ji bind la de TFM tampi fi mu toll nii de fi mu toll nii TFM tampi de parce que TFM li mu bëgg a doxal ci Sénégal moo dul dem duñu dem man duma déglu TFM te maa ngi ñaan sénégalais yi ñaari junni nit yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan 1900 personnes yi bu kenn taal sa télé di yàq sa énergie di seetaan TFM parce que amul dara loo xam ne dinañ ko fa wax loo xam ne dina la njariñ on n'a qu'à boycotter mais on n'a qu'à boycotter les mercenaires télé ci biir poche dafa am léegi soxlaatuñu leen on n'a plus besoin d'eux soxlaatuñu ay nit yu dul wax dëgg on n'en a pas besoin soxlawuñu ko il faut boycotter bi ñu boycotter pitax bii nekk fii ci Europe di saaga Ousmane Sonko fu mu toll dee na maa yi omaa yi dee na même chose la ñuy def boycotter ñii di def ñaawteef ci Sénégal xam nga pour vous dire c'est très simple mu ne nemmeeku tour bi Macky bëgg a yàq du ngeen ci wax xam nga man ma personne man dafa am noo xam ne noonu laay doxee parce que nu ma ko mën a waxee pour mu leer Pastef parti politique la boo xam ne dañu am ay njiit maanaam lenn li ma ci mën a wax mooy numéro boobu ñu leen dugalal pour ngeen participer ku nekk na ci def ab kopparam man dinaa ci dugal sama koppar wala sama carte d'identité sénégalaise jël sama xaalis dugal ci waa Pastef ñu ngi may dégg xaw ma dégguñu ma dinaa jël sama $100 léegi ma dem wëri membre Pastef boo xam ne moom mooy collecté xaalis bi ma dugal ci te ma bëgg ñëpp def ci na ci ñëpp def seen alal boo leen bëggee nemmeeku tour am jël leen seen alal bi d'abord ngeen investir ko parce que nemmeeku tour li koy possible loo déjà mooy koppar Ousmane Sonko du jël alalu sàcc maanaam kenn joxu ko ay milliards yoo xam ne daf ko denc ci suufu lalam di ko jël di ko dépenser déedéet moom ni muy dépenser mooy ku nekk jël alalu boppam muy 100 muy 200 muy 1000 di 2000 ku nekk dugal ci xaalisam moom noonu lay dépenser xam nga loolu pour lan la pour ëllëg ak sibir moom bu nekkee ci nguuru Sénégal yéen ñëpp ngeen am kaddu loolu mooy cotisation bi xam nga ñu bari comprendre ñu Ousmane Sonko kenn cotiser lu ko pour mu jënd kër wala mu jënd avion wala mu jënd maanaam mu tabax étage déedéet xaalis bi ñuy cotiser concept bi mooy tous ñun ñëpp ñu cotiser pour ñëpp gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy li muy def parce que il a un projet te projet boobu mu indi dafa bëgg képp ku ko wóolu ku gëm li mu projet bi mu teg nga jël sa xaalis nga dugal ci te boo ci dugalee sa xaalis yow da ngay am kaddu ëllëg moom bu nekkee ci bopp nguur mënuloo nga wax ñu ne la mënuloo wax parce que fi mu toll nii tey am na ay politiciens yoo xam ne ci Sénégal man bu ma waxee rek ñu ne ma naa noppi boo waxee rek ñu ne nga noppi bul wax ci ñoom loolu tamit am nañ ci droit parce que wax dëgg yàlla cotiser wuloo ci ñoom seen xaalisu bopp la ñu yor mais en tout cas Ousmane Sonko li muy def
dafa bëgg ñëpp am kàddu ci moom man mii tey su ma amoon lu may wax Ousmane Sonko dama ko koy wax bu ma amee lu ma ko laaj dama ko koy laaj moom boobu façon njiit la c'est pas un dictateur dafa bëgg xale bu am 2 ans sax nga cotiser ci projet bii def ci fukki dërëm bu dee fukki dërëm nga am def ko ci xam nga caaxaankat yi ñoom nee nañu dañ koy tuddee yelwaan kuy yelwaan naka lay jëlee salaire am dagg ko ñett di ko dimbale ay jigéen loolu nu mu yenoo maana xam nga ñii sénégalais yi il faut ñu yeewu daal il faut ñu yeewu Ousmane Sonko soxlaalul kenn dara mi ngi dund jàmmam ak salaam jël na salaire am député mu ne moom salaire xaalisu politique bi xaalisu député du ko jël moom di ci dund moom ak famille am daf ko jël dagg ko ñetti pàcc ñaari pàcc yëpp mu dimbali ci ay femmes transformatives ay femmes yuy transformé beneen pàcc bi mu jox ko benn kii jéggal leen ma jël madame Ba du bàyyi de xaritu Ousmane. salaamaaleykum. waa ziar nañ la soxna si. ñetti affaire daal laa bëggoon a wax tey. bismillah na nekk sur sujet de bu mu hors sujet de. man du ma hors sujet. li nekk ci li ñëpp di jooy. waaw benn bi affaire yu nemmeeku tur la benn bi capitaine Dièye waxi dofam yooyu benn bi ñaari télévision yooyu. waaw. ñaari télévision yi laay njëkke. benn bi TFM lañ koy wax benn bi télé El Hadj Ndiaye lañ koy wax. waaw mooy 2S waaw. 2S. élection 2019 yi passé. waaw. ñoom ñoo profité génne les faux résultats. waaw ñoo ko sàcc. ak France 24. ñoom ils sont là. waa ji ki yore njiitu réew bi di leen financer di leen toppatoo di leen enrichir. pour ñuy mën di génne ay fen. ñoom boo leen dee woo da nga leen di woo ci ennemi askan wi. diggante nag. ñaari ennemi Sénégal bu ñuy xeex yoonu askan wi nekkuñu ci. ñoom seen xeex nañu dem ba ci biir palais ñu xeex ka fa. te waa ji seen patron dina leen arranger parce que moo leen dundal moo leen enrichir moo leen engraisser moom lañ fi nekkal luñ fi askan wi. ma bëgg nag sénégalais yëpp. surtout patriotes. nga xam ne bëgg nañu Sénégal. nañu génne ci histoire bi seen yoon nekk ci. buñ ci live buñ ci wax. suñu yoon nekku ci. parce que ñoom bu ñu sàccee ëllëg ay résultats ak démb ak barki démb ñoom ñooy génn di ko annoncé ñoom askan wi rek lañu bañ. El Hadj Ndiaye moom ngay tudd ci tournée waa ji. Macky Sall day ànd ak moom nekk ci biir oto bi di wëndeel. maa ngi gis lépp gis naa lépp. keneen fu ñu koy wax TFM lu naqari askan wi rek la ñuy wax. exactement kon ñaar ñii ñooy ennemi askan may ñaan as patriote yi ngir yàlla maanu leen ci ñii bàyyi leen suñu ay ennemi lañu. man xam nga lu ma leen di wooye. waaw. jinne bi ak dëmm bi. bu ñu àndee nag ginnaaw di tàkk. ñu yoonu nit nekku ca nañ ñu ña daw. en tout cas. bu dul loolu ñu wan nañu rek comme ñun ñu daan moom ne day bëgg war ki dem. bu loolu passé ma ñëw ci capitaine Dièye. waaw. capitaine Dièye da nga toog wax ni dafa am ay nit yoo xam sénégalais yoo xam ne dañoo dem ci Boko Haram ñu jàngal leen ba ñu aay ñu ñëw dugg Sénégal ba jàpp nañ leen. ay djihadiste. mais capitaine Dièye justice Sénégal teg na Imam Ndao 3 ans jiñ ko terroriste du dëgg. capitaine Dièye yow lay waxal te yaa ngi may dégg. que état bi jël na Sayar Kébé 17 ans 16 ans tëj ko ba ci prison ba la amee 20 ans te xale bi deful dara. ñu bàyyi ko barki démboo ñaay ñu jàppati ko ba xale bi traumatisé hospitalisé. te leer na ma ni mën ngaa jur Sayar Kébé. te deful dara ngeen di ko jiiñ jihadiste. ma ni bu fekkente ne yéen. da ngeen a yore seen essence. muy yow capitaine Dièye. di Kaajo bu fekkee da ngeen yor seen essence sotti ko ci Sénégal ba mu tooy. yore seen aliment di doxantoog moom. da ngeen ñu ko wax. parce que li may gis nii loi bi ngeen teg. il faut ngeen am fu ngeen taal bu tàkkee ngeen ni nag mi ngi nii moo taxoon ñu teg loi bi. que dëkk bi am na ay terroristes. na ngeen xam ni ñun ay sénégalais lañu dafa ñu jinne jàpp ñu. parce que li ngeen di wax dafa xew ci yeneen dëkk yi. te commencé nekk ci seen gannaaw. di leen digal. sotti roose ngeen Sénégal ba mu tooy ak essence yore seen aliment di xaar le moment opportun. lu tàkk ci Sénégal yéen la. parce que li ngeen di waxantoo mi ngi ci seen xel seen loi boobu ngeen bëgg dëggal valider ko ci kaw askan wi lu ci xew yéen la. ñetteel bi nag muy nemmeeku tur. nemmeeku tur
Ousmane Sonko moomu ko Pastef moomu ko askan wi sénégalais yi ñoo ko moom. Exactement. les 75% wala 80% ñoom moom Nemmeeku Tour. macha allah. te li ma gis mooy. te lii dinañ ko waxaat. gis nga contrôle judiciaire bi ñu teg Ousmane Sonko. xeex bu tàng jër mooy tax Ousmane Sonko jotaat ci te ñoom ñooy tapaas. nekkul lu ñuy négocier nekkul lu ñuy loo xam ne dañuy woote rek dindi ko déedéet ñoom xamuñu loolu. il faut que Ousmane génn di def ay doxam. ñu di naan ko dañ la soxla gauche dañ la soxla droite. ñu ñëw di ko jéem a forcer askan ñu génnaat. loolu mooy tax ñu delluwaat ci seen place parce que man du ma ni lu ma fi wax rek di ngeen ko dundaat. lu ma fi mën a wax di ngeen ko dundaat may jox conseil. patriote yi. bu leen kenn arrêté. lu ngeen war a dox leen ko. lu ngeen war a def leen ko Nemmeeku Tour kenn du ko arrêté parce que askan wee ko moom. campagne Ousmane Sonko kenn du ko arrêté. Covid du ko arrêté ndax Covid barki dem moo njaay def ngeen lu nekk càccambal ci mbedd mi ba seen xol sedd wëlbatiku ma foutaise Covid bu fekkee Nemmeeku Tour a tax ngeen di génne seen foutaise yooyu askan wi nee nañu man damay déglu ñi bii moom du jëw yóbbante la askan wi nee nañu ñu ngi leen di xaar ak seen Covid fenn. jërëjëf. wasalaam. kontaan nañu merci. voilà donc gars yi dafa am loo xam ne defe naa war ngeen koo mën a xam te yaa astu laal ci léegi nii waroon naa cee ñëw. mooy capitaine Jaljali xam nga capitaine Jaljali lañ ko tuddee woon boo leen fàttale ko booba bi muy soog a génn day takk Jaljali ci baat ji nii mu ne day dosé léegi biñ ko xëbalee capitaine Jaljali mu dellu ginnaaw nag mu dindi ko parce que gëmul boppam du dëggal boppam. xam nga nit boo dëggalee sa bopp ak luñ la mën a wax doo changer sa apparence pour kenn. xam nga man tey yomboon na ma wat sama sikkim bi ma ne yii gars yi ndee nañu salafis laa xaaral ma dindi sikkim bi yëpp ba mu set wécc mën naa koo dindi kenn moomu ko maa ko moom lii maa ko moom bu ma neexoon dindi mais man dama am ngëm-ngëm li ma gëm moom laa def lii pour man maa ko fi bàyyi te li tax ma bàyyi ko fi benn doomu aadama du ma ci dindi tur bu leen neex nag tuddee leen ko dégg naa bàyyi sikkim dégg naa salafiste dégg naa terroriste lépp dégg naa ko ba ci mbott ma sax duma ko may buzz mbott Jurbel ba fële temps yi nee na xaw ma préfecture bi am na daal lu muy laaj Jurbel xaw ma communauté moom dem na daal Touba seeti suñu sëriñ suñu kilifa gu baax gi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér moom mu génn ñu koy laaj ci li nga xam ne moom la bëgg a yoree Sénégal moom kàddoom yëpp nee na lim leen di fàttali mooy daf koy fàttali ci affaire Ousmane Tounkara mu ne Ousmane Tounkara dafa newoon ñu dem taali këram déedéet damay rappelé waat rek dama newoon ñu dem ñefale la yow yërëm naa la ba gars yi kenn di taal sa kër dama ne gars yi dem leen bu kenn taal dara bu ko kenn taal nañ ko jàppale nañ ko jàpp ñefale ko ba toogukaayam bi tàng ñu bàyyi ko mu ñibbi këram te mën naa cee delluwaat du ma son yow moom vraiment bu la doomu aadama jàppoon dañ la war a jàpp sëggal la jël ceinture ñafale la ba sa toogukaay bi tàng ñu bàyyi la nga dem yow kenn warulaa taal wax dëgg yàlla da nga baax ci réew mi nit ñu mel ni yéen dañoo baax ci réew mi parce que wax rek ngay def doo lijjanti dara voilà léegi nañu ñëw ñu continuer rek ci li nga xam ne moom la ñu doon wax capitaine Dièye comme ni ma leen ko waxee léegi te ñu tuddee woon ko fi capitaine Jaljali te ngeen jéggal sama kàddu yi moom simmi na mbir ma dindi na Jaljali yi ci baat bi léegi mi ngi def tuuru nee na xuuxal ci télé Sénégal yi maanaam di wër ci télé Sénégal yi di wax lu dul dëgg di ko teg nag ci ay affaire terroriste nee na daf ñuy théoriser maanaam day wax ci sénégalais yi daf ñuy may xam-xam te amul xam-xam c'est ce qui est grave xam nga booy jàngale xam-xam day fekk nga am xam-xam parce que capitaine Dièye c'est un déserteur maanaam bu fekkee bëgg nañu xam loolu lu mu tekki mooy doomu aadama boo xam ne dafa nekk ci benn kuréel muy militaire te militaire bu demee ci xeex ñoom ñëpp war a ànd bu ci kenn gaañoo sax waruñu koo abandonné ñoom ñëpp dañu war a dem ba jëli ki nga xam ne moom moo gaañu ñu yóbbaale ko waruñu koo bàyyi ginnaaw moom dafa déserté bàyyi mbokk militaire am yi ginnaaw ñuy xeex mu ñëw moom mu ne jaral na ko mu dugg kaso tapet la mu dem duggi kaso continuer bind ay lettres nag parce que looloo ko gënaloon mu nekk sur le terrain de guerre wala terrain de combat wala whatever you call it
mu def ay tojangeem ba mu neex ko ba ñu bàyyi ko mu génn léegi mi ngi wër télé Sénégal yi nee na moom yaayoo léegi Sénégal réewu terroriste la léegi Sénégal moom mais nañ ko tuddee Afghanistan mais nañu tuddee Sénégal Afghanistan moo gën a yomb parce que li ngeen bëgg Sénégal soppiku ko àdduna du yàgg ba mu soppiku ko parce que ñun suñu maam yi dañu liggéey Sénégal te dañ ñu ñaanal donc li ngeen bëgg li ngeen namm ci Sénégal loolu moom du am Sénégal lu fa doomu aadama explosé dinañ leen jàpp ñu xam ne yéen a ko def parce que xam nañ leen on vous connaît ay saay-saay ay dealer ay manipulateur benn groupe bu mafia ngeen rek xam ngeen ne seen waxtu daanu jot na ngeen di jóg di dal ci kaw bopp sénégalais yi mais lépp loo leen namm ci Sénégal ci seen bopp lay teer lépp loo leen namm ci Sénégal ci seen bopp yooyu lay teer comprendre leen ko lépp loo leen namm rek lépp loo leen laaj ci Sénégal ci seen bopp yi lay teer parce que Sénégal ñun suñu maam yi da ngeen fekk ñu defar ko ba mu baax ñaanal ñu nag donc capitaine Dièye il faut nga arrêter seetaan film comme ni ko suñu waa ji waxee xam nga Sénégal ñun mënuñu leen ñu divertir nañu wax ci aali kalañ bi li ñuy wax ci Sénégal mooy hôpitaux yi doxul l'école yi doxul ak yooyu la ñuy wax ak nemmeeku tour bii nga xam ne moom la ñu fas yéene def incha allahu rabbi ñu fas cee yéene na gunge Seydina Ousmane comme li ma leen di wax une marée humaine Ousmane Sonko fu mu taxaw ci Sénégal na 1 million de personnes taxaw pour ñu fàttali Macky Sall Ousmane Sonko ki mu doon capitaine Dièye moom différence am ak Kunkande rek de defe naa ne kële nee na day xar géej gi kële moom nee na day taal Sénégal par force c'est sa seule différence avec Kunkande ah voilà bis bu Kunkande xaree géej gi rek capitaine Dièye lépp loo waxati ci terrorisme Sénégal man maa koy njëkk signé mais until then il faut nga arrêter sa comédie bi ngay def wër ci télé Sénégal yi suba ba ngoon jot di wax lu dul dëgg vraiment suñu mag ñi am na loo xam ne mérité nañ ko lu dul loolu daal bàyyil doomu sénégalais yi ngay jéem a yóbbu seen fit àq la yow da nga jàngul sax àq la lii ngay def nii àq la le seul terroriste au Sénégal c'est Macky Sall bu waroon am seexandoo yow lay doon il faut nga arrêter il faut arrêter ça lii ngay def Sénégal c'est film que tu es en train de tourner sa macabre bii nga jël di ko wiiri di fontoo nit ñi ci Sénégal di wax say waxi dof télé bu ne nag ñu ubbi la porte moi je me demande mais yéen sax yéen ñu ci bari ci yéen ay mercenaires ngeen mais au moins yéen est-ce que tiitu leen est-ce que doo leen ragal yàlla ngeen bañ a tiital seen yaay yu màgget yi yéen journalistes yi lay wax boo leen yërëmul sax desitu sénégalais yi mais ngeen yërëm seen parents yi nekk seen biir kër kii ngeen di taalal télé yi pour ay vues wala ay nit yu leen déglu muy ñëw di wax ay waxu poñse suba ba ngoon jot Maïmouna Ndour moom dafa génne serviette xam naa moom dafa tiit xëy na who knows wala mu doon tourner film moom daal capitaine Dièye wax na ko ba ne ko boo moytuwul terroriste yaa ngi ci bindu télé bi mu commencé tour ay rongoñ moom jël serviette am di fomp kanamam il faut arrêter avec ces films arrêter leen il faut arrêter avec ça parce que lii ngeen nekk di def nii àq la lii baaxul ci jullit daganul ci l'islam lii ngeen nekk di def nii daganul la lii ngeen nekk di def bu ci nit faatoo boo leen tiitalee fii nit mu cardiaque ba dee fi loolu noo leen koy waxee arrêtez il faut arrêter Sénégal amul sax ginaar non il faut arrêter quoi il faut vraiment arrêter ay diw dem na ci camp Boko Haram entraîné na fa wala ay nit léegi te kenn jël siw ko ce qui est grave kenn jëli siw ko kenn jëliwul capitaine Dièye ñu laaj ko mais où sont nos hommes nos ana suñu force yi ana suñu police ak suñu gendarmerie naka ngeen di amee nit ku mel nii toog ci biir dëkk di doxantu ci biir dëkk di wax ay waxu terroriste ci ay plateau télé te yéen ngeen génnoon ngeen ne dara amu fi te woowu leen ko laaj ko ay question mais na leen wax du moom gis na terroriste yi muy wax lan moo leen wóor ne cette personne c'est pas un terroriste lui peut-être c'est un terroriste peut-être il a des intentions pour tuer des Sénégalais ku ko xam mais da ngeen ko war a jàpp ngeen laaj ko il faut vraiment le convoquer au moins ngeen convoquer ko ngeen taaj ko
force occulte yooyu muy wax ak terroriste yi mu wax leen fan lañ ne parce que ñun mosuñu leen gis benn terroriste bi ñuy wax man la woon maa ngi fii te Amérique leeral na Assane Diouf nee nañu terroriste la sama terroriste bu Baye Fall boobu mi ngi naan ataaya di dem ci baalu Waly Seck nekk ci lu ko neex ci dëkkam yor chantier di liggéey kooku mooy terroriste mais attendez yéen da ngeen jaawale le mot terroriste wala yéen da ngeen defe ne kuy wax contre Macky Sall rek terroriste la peut-être c'est ça aussi parce que je comprends rien allô voilà voilà vas-y ñu ngi lay ziyaare moo gën a important ah gis nga Sénégal yëpp xam nga Sénégal yëpp war a génnee waaw ñu jël benn journée di jàng di wàcce kaamil di wàcce alxuraan ñii seen complot fépp ku bëgg a yàq Sénégal yàlla wéer la ñu def ci parce que ñii dañ leen missionnaire la ñu ñoom capitaine Guèye ak ñoom député bi ci nekk assemblée ci dem naan ay terroriste yi ñoom ñii ñëpp ay missionnaire la ñu ko bëgg a dugal Sénégal ci buute ñun da ngay lancer appel képp kuy julit kuy chrétien na ñëpp ñaan yàlla ñii bi ñu bëgg a daal Sénégal ñoom na topp seen kaw parce que Sénégal dañoo xam ni léegi yàq pare nañu ba pare léegi ñu bëgg a yàq réew mi ou bien day complot bi ñu bëgg comme liberté la nit jaar wax ay septembre ñu dafa am complot bu ñuy préparé ci pour Ousmane Sonko léegi ñu bëgg a jiital Sénégal sëñ bi dinaa la wax dara dama mais boo laalu loon sax waxu Ousmane Sonko bi duma ci wax dara gis nga Ousmane Sonko moom sénégalais yi mën nañu tëdd nelaw ko waaw lu ñuy préparé lépp lu ñu préparé rek déglu ma lépp lu ñuy préparé massacre bu njëkk biñ leen defoon boobu bébé la ci wetu li ñuy préparé nañu ñëw ils n'ont qu'à venir. mission boobu la ñuy def nii parce que man dama am ni Sénégal xam nga ban réew la. voilà comment que les nit ñi ñu def ci télé bi dinaan wax ay terroristes yaa ngi fii yaa ngi fii kenn woowu leen mais c'est parce que missionnaire gouvernement la may xam leen. jërëjëf. dafa am lu ñuy préparé. vraiment ñëpp war a jóg. mais wàññil sa live bi il faut nga fay live bi parce que live baa ngi dem yow yaa ngi wax. maa ngi ci liggéey bu moo tax. waaw bruit boobu. voilà maa ngi jéggalu ok. waaw loolu nag jaral na leen. ñu wàcce ay kaamil. merci. chrétien yi tamit dem église di marche ñii ay nit ñu bon lañu ñii dem ci télé yi ñii gouvernement di yónni ay comploteurs yi ak tubaab yi di yónni pour au moins que yàq Sénégal pour seen intérêt bopp. non loolu du amati yàlla ñu ak moom. jërëjëf merci. d'accord merci jërëjëf merci. voilà maa ngi jéggalu gars yi defe naa ligne bi moo baaxul trop mais ñu ngi jéggalu bu baax a baax. voilà donc en tout cas ñoom complot bu ñu mën a teg nañ ko teg rek comme li ñuy waxee toujours li may wax toujours la rek nee nañu jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñun daal li ñuy ñaan te defe naa ñaan nañ ko fukki yoon ñaan nañ ko à maintes reprises dañuy ñaan rek suñu kilifa diine yi bis bu Macky Sall jógoon encore bi yoon ngeen seetaan ñu rek ak moom voilà. bu leen àtte bu leen ñaan bu leen def dara parce que suñu ay kilifa ngeen mënuñu leen bañal dara bu leen àtte bu leen ñaan bu leen def dara bàyyi leen ñu rek ak Macky Sall voilà gars yi bëgg nañu aussi mafia kàcc bi ngeen jàpp ci voilà dañu bëgg ngeen abonnez-vous massivement sur le mafia kàcc ngeen abonné wu ci page 1 million bi abonnez-vous massivement bépp page 1 million boo leen gis mën ngeen ci abonné wu 1 bi ak 1 million bi wala ONE 1 million boobu tamit mën ngeen ci abonné 1 million France Espagne Italie voilà Sonko président page boo leen gis muy page yu njariñu Sénégal ñaan nañ leen ngeen abonné wu ci parce que ñun it loolu mooy dooleel xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex parce que xeex bi ñuy xeex ñun amul benn intérêt boo xam ne dafa lalu ci ginnaaw xeex la boo xam ne dañ koy def pour yee doomu aadama yi voilà parce que ni ko Thomas Sankara waxee woon nee na une jeunesse bu éveillée moo gën a grave bombe atomique gis nga jeunesse bu yeewu
moo gën a grave bombe atomique ñun dañoo fas yéene yee jeunesse su Sénégal loolu la ñu fas yéene def 3e vague gu Macky jot na ñun nañu préparer nemmeeku tour gunge président Ousmane Sonko comme ni ma leen koy waxee Pastef ñoom ñooy nag préparer seeni ay jours ñoom bu ñu préparer seeni ay jours lu ci nekk rek ñoom dinañ ñu renseigner te buñ ñu renseigner incha allahu ñun ñëpp ñu jàpp ci lu leer a leer laa leen di waxee loolu nemmeeku tour ci Ousmane Sonko lay jóge fexe leen aussi fexe leen ñu cotiser fexe leen cotiser bi moo ëpp solo lépp lu doomu aadama mën a def nañu cotiser na ñëpp cotiser massivement pour mën a dooleel pour mën a dëggal li nga xam ne moom mooy nemmeeku tour bi dugal nañu numéro bi ci 1 million bi xaalis bi directement ci Pastef la jëm ku ci mën a dugal dërëm dugalal ku ci mën a dugal 1000 euros dugalal ku mën a dugal 500 dugalal ku mën a dugal 100 dugalal ku mën a dugal 200 dugalal mais na ñëpp cotiser parce que concept bi mooy ku nekk def ci sa xaalis ndax nga am ci kaddu parce que loo financé bis bu sottee am nga ci kaddu donc loolu mooy li nga xam ne leer nañu ñun ñëpp te ki ñu koy laaj kooku nit ku wóor la kooku war nga koo mën a dénk sa milliard te xam ne dara du ko jot na ñëpp cotiser ak doole nag ñu surveiller le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko c'est un patrimoine je vais vous le dire encore nee naa leen man déggatuma sax waxu Sonko li ma koy dégg lu bari léegi jógewul ci patriotes sénégalais yi mais les patriotes extérieurs dañuy sax xuloo ak man ñu ne ma léegi wax yi lu tax duma ko indi di ko wax ci yeneen kàddu pour doomu aadama yi di ko dégg voilà mais temps bi duñu ko permettre toujours waaye suba ci àjjuma ji incha allahu dinañu ñëw comme niñ koy defee toujours muy 15 heures heure Amérique nekk 19 heures heure Sénégal nekk 21 heures heure Paris pour gën a yaatal waxtaan bi pour doomu aadama yi mën a comprendre li nga xam ne moom la ñuy waajal incha allahu rabbi pour ñëpp mën cee njëriñu aussi voilà lépp luñ fi wax nag loo xam ne vraiment dafa jaggi dayoo wala méngoowul ak li nga xam ne moom ngeen bëgg ci ñun la c'est notre faute te lépp loo xam ne aussi lu fi baax ci yàlla la ak yonentam bu baax bu yonentam bu tedd voilà donc ñun ñëpp nañu ànd rek dëggal li nga xam ne moom mooy lii président Ousmane Sonko wax ndax ay saay-saay ñoo ñu jiitu ak ay bandi gëmuñu réew mi te yàllaa ngi atte ku yàkkamti ya atte yàlla rek yow yaay def erreur yàlla mi ngi atte Sénégal yaa ngi gis yàlla atte bu leer lay atte bëccëgu ndar kam yàllaa ngi atte mu ne waa day taw waaw mi ngi taw fii lu bari nag lu bari sax voilà mi ngi taw voilà gis nga voilà mi ngi taw lu bari fii de ñun day taw tout le temps te bu tawee nag bizarrement ma wax leen dara amul inondation fii dara du fi inondé xanaa ay ouragan bu amee mais sinon dëkk baa ngi nii di taw da ngay daw ci kaw tali bi daw bu normal nga dem fu la neex nga ñëw doo am benn problème parce que ñoom seen alal dañ ko jël ñu def ko fi ñu ko war a def jëluñu yëpp ñu luubal ko sàcc alalu réew mi yëpp ngeen ne kenn du wax ku wax ngeen faagaagal tëj indi ay loi sur mesure taillée pour seen bopp loi Sénégal yëpp c'est autour de Macky Sall tous les lois du Sénégal sont faites pour protéger Macky et sa famille loolu rek moo am Sénégal amul benn loi boo xam ne indi nañ ko pour protéger sénégalais yi wala jàmmi sénégalais yi déedéet ndax boo leen bëggoon teg ay loi tëgg leen loi yoo xam ne kuy sàcc alalu Sénégal ngeen tëj ko mu bañ a génn ci kaso bi alalu Sénégal bi ñi ko sàcc aussi ngeen àtte leen tëj leen waaye doo leen ko def ñu ngi bëgg a dee Sénégal abri provisoire sur abri provisoire hôpitaux yu bon sur hôpitaux yu bon dëkk boobu nu muy développé mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm jox leen dig daje suba incha allahu rabbi ci àjjuma ji bu ci yàlla àndee dinañu amal ay waxtaan yu am solo ñu ñaanal leen jàmm ñaanal ko seen waa kër te bu leen fàtte président Ousmane Sonko ci ay ñaan c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques pour l'Afrique c'est quelqu'un qui doit être protégé de tout prix voilà ñuy ñaan ñëpp nag ngeen ñaanal président Ousmane Sonko ñaanal leen président Ousmane Sonko parce que président Ousmane Sonko bu ko dara dalee balaa ñuy gisati góor gu mel noonu ci Afrique néew ma du gaaw de waaye dina yàgg lool vraiment merci beaucoup merci asalaamaaleykum wa rahmatullah